rubrique bon plan avec Larry. waaw Larry alors. oui Al poubelle nag boo ko déggee du dara loo xamante ne dépotoir d'ordure lay doon wala de saleté léegi nag kër gi ci kër yi lay commencé am na ñoo xamante ne da ngay dugg seen biir kër li boo duggee li war a njëkk a set si kër gi muy ñaar yi man bu setul du ma lekk seen lekk du ma fa def dara muy toilette ak cuisine je pense que loolu mooy kër moom moo war a njëkk a set bu fekkee nit ñi nag dañoo am benn habitude dañuy jël seen benn siwo bu xotteeku salte boo xamante ne moom la ñuy jël mbalit bu nekk ñu jël ko sotti ko ci déjà weñ yi nga xamante ne moom mooy yu dijj tonton Daado bu ma déconcentré man bu ma xoolam bi ay réew moom ma ci da ngay gis weñ yu dijj daal di ñëw commencé di biw li nga xamante ne moom mooy siwo boobu te foo dem am na ay dépotoir li nga xamante ne poubelle da nga ko war a tëj hermétiquement yi nga xamante ne mooy mbalit lu ci mel ni ay waasintooru jën yi waruloo jël rek ñi nga xamante dañ ko war a tëj ràpp ñi nga xamante ne am nañ congélateur mën nañ koo jël takk ko ci sachet bu xam naa bu ma koy wax ñu bëri dinañ foog ne ay affaire de tubaab la wala du genre mais li nga xamante ne mooy yoon la waasintooru jën foo ko def tëj ko bu amee 2 jours oto mbalit bi ñëwul dafay saxe bu ko defee da nga koy jël takk ko ci mbuus def ko ci congélateur bi oto bi bu ñëwee nga jël ko sotti ko ci biir poubelle bi dem yóbbu ji ko tuuri ji ko te soo ko defee si congélateur bi du xeeñ bu fekkee ne amuloo congélateur parce que du ñëpp ñoom ñoo am congélateur nga daal di jël doomu taal def ko ci daal di koy takk def ko ci biir mbalit bi néeg yi aussi tout le temps ñun dañoo tàmm di lekk ci suñu biir néeg yi néeg dafa war a am corbeille boo nee corbeille nag nit ñi dañuy foog ne pour bureau rek moo tax ndax ay feuilles lañ ciy sànni genre parce que sénégalais moom dafa xaw a am benn xalaat boo xamante ne mooy loolu corbeille dafa bëri ay façon am na boo xamante ne jarul sax nga koy laal sa loxo sa tànk ngay jël rek am na foo xam ne da nga ko ciy bës mu daal di ubbeeku bu ko defee nga jël mbalit bi daal di ko ciy sotti moom la ñu gën a utiliser ci bureau yi ak ci toilette yi parce que toilette aussi dafa war a am corbeille ndax bu fekkee da nga utiliser sa papier de toilette ba pare boo ko jëlee def ko ci li nga xamante ne mooy chaise anglaise bi bu yàggee dafay boucher li nga xamante ne mooy caniveau bi daf koy boucher mooy waral voilà surtout ñi nga xamante ne dañoo nekk ci kaw étage yi tout le temps ñi ci suuf ñoom ñooy gën a am problème parce que lépp ci suuf lay daal di dajaloo du même bu ci cuisine yi dañu war a teg li nga xamante ne moom mooy ay tame di ci segg seen mbalit yi seen ndox yi ñuy def ak bu ñu raxasee seen légumes yeeg lépp lu ñuy def ñu segg ko bu ñu paree takk ko ci benn sachet doog ko dugal ci li nga xamante ne moom mooy poubelle bi doog ko jël doog ko dem tuuri ji poubelle dafa doon loo xamante ne dañ ko war a def ci kër def ko ci mbedd def ko ci bureau pour éviter sax certaines maladies ndax ñëpp xam nañu ci jamono bi jamono tàngoor la ñu nekk te tàngoor bu ñëwee à part paludisme bi choléra mooy doon li nga xamante ne dafay gën a sonal doomu aadama yi. ci bu leer surtout ci choléra dara du ko indi lu dul salte te nit bul foog na da ngay jël sa kër bale ko ba mu set fomp ko ba mu set rek loolu kër gi set na waañ bi li nga fay def da nga ko war a xam di raxasu jël mbalit boo am na nga ko jël takk ko ci saa si ci mbuus ba pare biir pollu mbalit kenn du ñëw rek jël ay ñam surtout ceeb am na ñoo xamante ne dañuy jël ay ceeb yi def ko ci loolu non seulement ku koy def say mbir ci dëgër rek lay dëkk parce que lekk kenn du ko toroxal kër goo dugg am na xar jël leen xar yi ngeen jël ko may leen li nga xamante ne ñoom ñooy lekk ceeb yi ak yooyu bu fekkee ne amul yàpp li si des ngeen jël ko takk ko ci mbuus ba mu dëgër doo ko dugal ci biir poubelle yi sinon seen kër dina xeeñ da ngay dugg benn kër boo xam ne dañ ko defar xetu mbalit moo xeeñ foo dugg fu toog am mbalit da ngay xam ne fii mbalit moo fi am voilà te tamit des fois oto mbalit du chaque jour la ñuy ñëw am na ñoo xamante ne ci charrette yi la ñuy jël fay ay 150 200 francs ñu leen di dem di leen tuur oto mbalit du ñëw mais nag man je pense loolu solution la parce que doo jël ay mbalit di ko jël di ko dajale sa biir kër bu yàggee nga indi leneen ci sa biir kër dañoo dem ba ci coin bi rek daal di ko fay sànni moo tax nag oto mbalit dañoo war a dimbali di ñëw chaque jour charrette mbalit yi ñoom ñoo yàq dëkk bi dañuy ñëw am na si nag ñenn ñoo xamante ne sax xaw nañu civilisé man dama koy gis sama koñ dañuy ñëw jël charrette bi toog xaar ba oto bi ñëw ñi daal di ñëw daal di ko fay sànni daal di demaat mais am na yenn coin yoo xamante ne boo fa demee dañuy jël mbalit bi jal ko fa ba mu jalu te poubelle cherul bu fekkee yi nga xamante ne pour def ay mbalit la ci biir kër yi yooyu 4500 5000 la siwo bu Gélican bi moom lay jar yeneen yi jarul sax 2000 francs boo demee ci grande surface yi ay 2000 bu ci gën a cher 2500 francs weesuwu ko sa kër daal di set nga jël ko dajale su oto bi ñëwee nga daal di jël bañ nañ ko ba léegi ay sachet poubelle sax dafa am du xeeñ
du takk bu amee ndox du siit te mbalit ci boppam moo àndul ak te ndox. rouleau bi mbalit 1000 francs je pense. 1000 francs est-ce que du 10 moo si nekk xaw ma 20 pièces. waaw ñoo si am na ay nekk boutiques yoo xam ne dañ koy détaillé léegi Dañ dañ lay koy jaay mbuus bi à 100 francs benn 100 francs nga daal di koy jël. dafa mën a jël. si dafa daal di mën a koy jël def. parce que ay 1 litre la de 1 litre lañ koy wax xaw ma 2 litres. Mais ëpp Ça na dépend, 2 1 litres. litre 50 Ça 1 prend plus de 10 litre 2 litres waaw ça dépend à partir de 1 litre Oui, lay oui, lay nekk quoi jox mais jëm day kaw jël voilà. plus de 10 kilos parce que jolican bi yaakaar naa un 10 litres kilo lay def xaw ma 20 litres lay def. genre yooyu. bu beesoo loolu tamit am na yoo xamante ne ci mbedd bi lañ koy def waa ONAS yi ñooy ñëw di ko fa Mooy def benn yi? mooy benn yi waaw. léegi da ngay gis kenn koo xamante ne au lieu mu ñëw dugal ko day ñëw ba ci bunt bi daal di ko ci teg ngelaw li bu ëffee mu daal di dem non moom kay duñ sax soxlawu loolu dañuy ñëw ba ci buntu pôle bi kay teg ko fa rek. teg ko dem fa seen yoon. te mën a ñoom ibbi pôle bi tayal ndànk nañu dugal ko sax ci jël biir. pôle bi daal di koy ubbi Non, mais c'est daal di ko extraordinaire, mais am na yoo xam ne sax mayte jarul nga koy ubbi le fait que nga jël mbuus bi teg ko ci kaw rek automatiquement dafay renversé wu dugg kubéer bi daal di tëjaat boppam mais yenn saa yi tamit nga gis ay benn yoo xam ne kenn dafay ñëw say salté doo da ngay siixlu en fait. si da ngay ñëw rek teg ci suuf dem sa yoon. Non, non mais dafa c'est doy que- waar quoi c'est dafa que- doy waar. c'est que Al, chaîne quoi- la quoi qu'on chaîne la. puisse dire, hein, ñun Sénégal tant que xoolaatuñ suñ comportement dina doy waar trop. xoolaat suñ doxalin civisme bi ñuy wax ñun mu nekk loo xam ne ñun doxaluñ ko dëkk bi du dem. mais est-ce que école yi ñu ngi Ma ne la- jàngale ay éducation école y a bi même civique pas ba tey école bi. y a même pas une semaine sama fenêtre laa taxaw jékki-jékki benn waay ci 4x4am bu rafet tranquille waa ji ñëw di romb maanaam tayal na sax denc butéel bi ba yegg këram maanaam ni muy dawalee ak ci yoon bi da jékki-jékki rek ne vërëb butéel ba mais c'est man ma extraordinaire. jékki-jékki déglu ne vëm ci kaw ci suuf si moi je me demandais même c'était quoi ndekete woo saa waay butéel la doon sànni noonu mais ni comme si il peut pas garder te la bu doon bouteille dans sa butéelu verre noonu voiture lay tojee xale bu fa romb Mais- mu jagg ko butéelu ndox maanaam butéelu Evian yi nii Day tu le toj. jettes dans la rue comme si que tu ne peux pas garder la bouteille ba nga yegg sa kër nga sànni ko sa biir mbalit Nañ ban wax- ban njëriñ la amal yaa ngi sa biir koñ li ma leen wax la rek Sénégal. après c'est des gens qui disent que ñoom ils sont voilà non ils ils se sont considèrent rien comme des tubaab Mayte baadoolo ci deret la baadoolo ci deret la du ay question ay li Youssou Ndour di wax baadoolo kenn du ko woyee liyee la c'est-à-dire ci deret la même boo nekkoon baadoo la xamul yàlla xamul yee la boo nekkoon biir palais sax baadoolo ngay doon parce que des fois nga gis doomu aadama def yenn mbir yoo xam ne da ngay ne mais est-ce que réellement kii mi ngi xelam mënuma comprendre da ngay gis nit yor benn oto ngay dawal mais mun naan nii kaasu café Touba ibbi kii bi sànni ko xam nga café Touba bi du jeex mais da ngay gis décide boobu def bu ko sàndee ngelaw bi da koy ñëw ne ko taf ci sa pare-brise ak yeneen ak yeneen c'est-à-dire ñun wala pare-brise nga wax yow mais imagine mu tase ak scooter mais je te dis daanu na dee na. dafa am yoo xam ne doy na waar. dafa am yoon yoo xam ne Sénégal coow lay fi ne rek bu ñu amoon 27 présidents laa la wax te ñun suñ comportement changé wuñ ko nii lay gis nga tant que ñi nga am égoïsme tant que ñi ngi wax lii mbedd buur la te xamuñ ne ñun ñooy mbuur tant que ñi ngi nekk lu ma neex laay def tant que nit demoo ba parce que gis nga set ci sa bopp nga koy commencer du setu ginaar set da nga koy commencer ci sa bopp ba pare yow mais yow boo tilimee xëy sanguwoo di xëñ frox mais di nga ci mbedd wi da ngay sànni mbalit yi di def di n'importe quoi qu'on se dise la vérité amul sens ñi nga xam ne ñoom ñoo yor mbalit yi tamit oto mbalit yi ñoo gën a salte ñoo gën a forox ñoom c'est normal aussi booy sànni mbalit bi parce que oto mbalit bi da ngay gis day ñëw piip piip di daw moom du taxaw de nit ñi ñooy daw di sotti mbalit bi est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire ñoom nit ñi ñooy daw di sotti oto mbalit bi dañ ko war a nettoyer ba mu set c'est pas parce que oto mbalit la que jën yi da ciy xeeñ ainsi de suite oto mbalit bi noonu lay continuer di daw nañ waxante dëgg poubelle yi ñi ko fi def société bi nga xam ne moom mooy def poubelle mais poubelle yi bu ñu jël rek bàyyi ko foofu aussi dañu war a jël di ko nettoyer. mais loolu man je pense que ni aussi mairie bi am na ci tuuti part de responsabilité parce que je pense que ni loolu mairie yi dañ ci war a def bu ñu demee ba jël ay benn di ko teg ci mbalit mi nit ñi bu ñuy fayeeku ci mbedd mi du moins bu ñuy fayeeku yow dañ lay dagg impôt dagg la taxe am na yenn yoo xamante ne bu ñu demee ba di ko coppati sa salaire si xam nga ne loolu dafa bëri 3,6% dafa bëri ñoom dañuy grève rek voilà bu ñu demee ba di ko Seydina xaaral bu ñu demee ba di ko coppati sa salaire da ngay gis la preuve en est que da ngay dem ci biir marché yi lu leen neex la ñuy def jaaykatu jën yi dañuy waas ba pare sànni ko foofu soo demee biir marché Castor bii da ngay am ay problème barke rasulaay pour noyyi am na yenn marché yoo xam ne boo pare boo leen waxee xam nga lan la ñuy wax dañoo dagg juuti mairie bi ñoo war a ñëw def seen liggéey kon aussi ñoom bu ñu demee ba nga xamante ne tënku nañ ci loolu man damay dem di nduggi marché damay gis ñoo xam ne dañuy ñëw yor ay feuilles dagg seen ay ticket mais chaque jour di dagg chaque jour di joxe 100 francs ñoom bu ñu demee ba jël seen léegi xaalis boobu fan lañ koy dugal mais nañ dem ñu nettoyer marché yi aussi benn yi nga xamante ne aussi dañ ko teg ci mbedd bi ñi ko fa def dañ ko war di jël di ko nettoyer gis nga mi ngi mel ni nit loo set boo toogee sangu wala Seydina wax bu yàggee nga xëy Almi il est témoin d'un acte boo xamante ne fekkee na ko mooy jour bi oto mbalit bi di romb
ñëw ba ci buntu kër gi gis benn mbalit bi mu bàyyi ko fa dem war ko jël këpp ko mu romb benn bi dem yoonam bu est-ce que tëju yaa ngi bu dégg set wecc. benn baa ngi tege moom mu war a ils sont censés bu ñu yegsee ba ci buntu kër gi yëkkati benn bi këpp ko doog a continuer ñu romb benn bi man maa obligé interpeller waa ji ne ko sëñ bi yaa ngi fàtte poubelle bi dama ko tey. mu ñëw ne ma non dama ko fàtte woon gisuma ko woon doog a ñëw jël benn bi këpp ko pour te dire que ne li ngay wax rek y a de ces mentalités qu'on a et de ces choses qu'on fait yoo xamante ne ñoo teg suñu bopp yenn coono yi ñun gis ñun suñu koñ bi foofu dafa am benn xale boo xamante ne bi gars yi dañ lan doon def jël seen mbalit yi wéeg xam nga muru foire bi noonu di ko taf ci muru foire ñoom daal fa lañ defoon seen dépotoir en face kër gi xale bi sonn ci benn jour daa jël cré xaw ma cré la ñuy wax xaw ma lan bind ci mur bi ne pas déposer ne pas déposer les ordures sur lan ak lan ci lan doog a syndicat bi bu cité bi doog a jóg dem def benn pétition wax ne que personne maintenant ne dépose ci lañ jël benn yooyu noonu def ko ci buntu kër yi xam naa de je sais pas comment ils se sont débrouillés avec le syndicat pour def loolu noonu c'est que Al man xam ne laa bëgg a expliquer man dafa am benn esprit bu sénégalais yi am boo xam ne man bugguma ko ay dañuy fay juuti dañuy fay impôt état bi laa di gars yi tukki nañ ñun dem nañ ci yeneen dëkk yaa ngi dégg gis nga si yeneen dëkk yooyu noonu dañuy fay ay taxes qu'on se dise la vérité rek dëkk yi da ngay dem dañuy fay ay taxes ci marché yi dañuy louer place yi parce que foofu amul ay place fixe dañuy louer place di jaay ay jën ak yëpp mais doo fa gis mbalit bul tëkkale sa bopp bul tëkkale ñooñu ak ñun donc xaaral laari nañ jéem a avancer ñooñu gënuñu mais ñoo ñu gën a civilisé Seydina nañ nangu ñun tamit ñu bañ a tout le temps di nekk ci suuf ñun nañ fexe ñu nit dabi ñoo gis nga nit ki civisme jàng lu bon fexeel nga dab kooku ci lu baax li man côté boobu laay waxee man waxuma ne duñu mairie bi warul def liggéeyam wala warul def impôt dama ne doomu aadama en tant que nit maanaam yow Al am na loo xam ne yow yaa ko war a bañal sa bopp tey jii nii ñooñu ñuy wax noonu Rwanda ay nit ñuul lañ comme ñun ñi ngi nekk Afrique comme ñun di am ay marché comme ñun di fay ay taxes comme ñun di fay ay juuti comme ñun mais li xew ci suñu marché yi nii nekkul foofu noonu nañ waxante dëgg mais Al may ma tuuti gis nga am na yenn dëkk yoo xamante ne du ma sax tudd ay problème loi parce que su ma ko waxee damay dugg ci beneen débat mais am na loo xamante ne kenn sañu ko faa def ku ko fa def ñu teg la ay daan brûler feu rek boo ko defee boo ñëwee facture ngay fekk sa biir kër da ngay dem nga fay ji yaa ngi dégg bokkul ak Sénégal mooy dëkk boo xamante ne fukki nit dañuy gas fukki nit du suul loolu avant ñuy judd si suñu ancêtre ba léegi loolu moo fi am te bu fekkoon ne wax moo ko fiy jëlee médiateurs yi chaque jour dañ ciy wax kon loolu jóge na ci dëkk bi yàgg na gis nga pour affaire kër yi ni di salte dafa am benn affaire boo xamante ne daf fi xewoon muy affaire service d'hygiène sama yaay moo ma ko doon expliquer nee na ay temps 10 heures da lay fekk nga nettoyer sa kër defar ko ba mu ne kocc ndax service d'hygiène da daan ñëw dugg kër par kër di xool fan moo salte fu salte ñu amande la mais lan moo tax mënuñoo indiwaat loolu mais boutiquier yi sax boutique mais léegi man damay toog gis waa service d'hygiène dañuy ñëw dugg ci boutique bi daal di ñëw boutique bi dafay salte bi nga xamante ne si seen biir bayo yooyu ñuy def di ci def pain yi di ci def ay lekk dafay am ay mbóot am ay salte dañuy ñëw daal di dugg xool ko ba pare daal di génn dem parce que lan dañ leen di compal duñ ci wax. tu sais là je vais rejoindre li nga wax c'est-à-dire que xam nga dafa am benn cycle de vie pour nit c'est-à-dire que da ngay juddu sa parents yi inculqué si yow ay valeurs ak ay réflexes ak ay comportements. moom nga war a génne vivre en société par exemple société bi mooy da ngay tasanteeg malaria da ngay tasanteeg mayte ñu jógee si ay lieux différents ku nekk am éducation mais il faut que comme lu mu ko waxee tamit état bi fédéré loolu yëpp xam nga mooy naka jouer rôle am mooy jàngale école nag nga war a seetee nag nga war a téye je veux dire sa environnement nag nga koy maintenir pour mu set réflexe bi nga war a am su fekkee ne da nga am saleté si biir kër ak sa kër nag nga war a def ba mu set man je pense que fondamentalement éducation civique ak éducation sanitaire morale ñett yooyu dañ ko war a xaar ma terminer vivre ensemble léegi oui ma léegi vivre ensemble xaar ma terminer je veux dire et puis surtout ñu bañ ko bëgg ko suñu comportement individuel moom moo war a njëkk parce que mooy éducation aux parents yi mais état bi tamit on paie des taxes pour qu'ils jouent leur rôle qu'ils rendent salubre notre environnement te ñun on va jamais se substituer à eux parce que amuñu xaalis boobu lu ñu mën mooy suñu biir kër mu set waaye si biti nag saa yi ñoom nañ ko toppatoo wax ji fin laa di looy tëjee ñu jàll si King Tic voilà tey jii li lañ leen indiloon ci li nga xamante ne moom mooy seen rubrique bon plan
set moom ku nekk yow yaay setal sa da nga gis koo xamante ne dafay génn dem tuuri mbalit dëkkandoom am polu mbalit boo xam ne mi ngi salte teg ko si seen diggante ñaari kër yi poto lampe moo leen di séparer mu dem tuur yu bosam bàyyi fa boobu mais bu boobaa sa buntu kër ngay tilimal ku ñëw di seet si Mayte gis polu mbalit ci buntu këram du xam ndax kër àll la de danaan kër Mayte bi dafa salte balay caag nga jël ko nga dem tuuri ji ko ñi nga xamante ne tamit dañ lay dagg impôt di la dagg taxe da ngay toog ci antenne bi di wax bay bëgg a dee fay ko sa salaire ñu ne ci tempo nañu jouer seen rôle xaalis yi fan lañ koy def fan la ñuy def xaalis yi taw bu bëri bi su fekkee di mbalit bi mi ngi si mbedd bi comme ni mu amee en ce moment mais da ngay dox si mais mbalit bi kan moo ko fa teg mais nit ñi mais justement kon du état bi nañ bàyyi état bi ñun la nañ xoolaat suñu bopp en fait c'est de pair hein, entre les deux parce que man je me dis que ne ñaar yëpp ku nekk ak sa rôle la rek tey nit ñi moom seen éducation la état bi tamit c'est son rôle mbalit bi su xasee soo ko xasee ba teg si mbedd bi ça relève de la responsabilité de l'État affaire boobu lañ lay expliquer en fait. du loolu seen droit la ñu defar ko ba mu baax parce que dañu dagg ci xaalisu salarié yi kon xaalis boobu defuñu waruñ ko def feneen fudul dem li nga xamante ne moo ci tax a jug surtout man maire yi laay waxal ci marché yi parce que ay affaire poubelle yooyu sax waxatuma ci marché yi da ngay dem foo teg sa tànk da ngay tarxis boo daanee sa tànk bi dafay damm soo waxee jaaykat yi nettoyer dañ la ne duñ nettoyer dara parce que chaque jour dañuy fay juuti